mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte di ñëwaat fii ci hôpital bu Khombole di jàkkaarloog ki nga xam ni mooy docteur Sy macha allah gis ngeen vidéo yooyu doon daw ci télévision Khombole TV boobu ba léegi moom mii moo ma ko baaxee woon loolu nag am na solo ci liggéey bi nga xam ni wax dëgg yàlla mi ngi koy def ci feebar bi nga xam ni moo lëmbee àdduna bi. ñun nag ñun waa Khombole ñu jug nag war a fagaru ba feebar bi du egsi fii ci diwaanu Khombole feebar bi ñëpp ko xam xale yu ndaw yi dañ koy fooye muy coronavirus moom nag moo ñu gën a xarañ ndax xam-xamam màcc na jëm ci santé ak wér-gu-yaram moom la ñuy jox kàddu ki mu nuyoog askanu Khombole ñu soog nag dugg dëgg-dëgg nag ci waxtaan bi monsieur Sy salaamaaleykum. maaleykum salaam Souleymane maa ngi lay jaajëfal di la gërëm di la félicité bu baax ci mbir mi maa ngi rafetlu quand même le fait ngeen ñëw fii di ñu waxtaan mbirum lu xew daal man maa ngi tudd Boucar Sy man maay responsable de l'éducation pour la santé du district de Khombole. ok donc il faut me préciser loolu. ok responsable de l'éducation pour la santé. donc man maa yëngatu ci lépp loo xam ne ci xamle ci mbirum santé ci kaw askan bi donc lu fi xew foog naa ñëpp. voilà monsieur Sy c'est ça présenté wu nga ba pare mais monsieur Sy li xew mooy lan. lu xew daal lan mooy lan moom mooy dafa am benn virus bu ñu tuddee coronavirus. wala Covid 19. dafa lëmbee àdduna. moom mu ngi njëkk feeñ ci Chine benn province bu tudd Wuhan. pour la njëkk a feeñee donc bu mu feeñee foofu mu ngi def ay dégâts nekkutul épidémie mais pandémie la. maanaam dafa touché dëkk yu bëri ci àdduna bi. donc bu mu defee loolu muy. évoluer bu mu dem Europe yeneen dëkk arab yi ci naar yi jékki-jékki rek commencé dugg ci Afrique léegi aussi Sénégal jël ci wàllam. donc loolu bu ñu commencé déclarer cas yi ñëpp tiit jaaxle. il faut tamit ñëpp fagaru maanaam ñëpp impliqué wu ñëpp jóg pour rek ñu xool nu ñu mënee rompre quand même propagation. doomu jàngoro boobu. loo xam ne ñun amuñu doole. pour mën ko dékku. dëgg donc loolu lu amul solo il faut nit ñi bàyyi ci xel bu baax naam Chine bokk na ci pays yu gën a am doole ci àdduna. moom saa fexe na ba. affaire bi sonal ko. asuma la ak ñun ñoo xam ne amuñu doole. tey barki dem xaw ma démb waa OMS l'organisation mondiale de la santé maanaam seen kilifa bu mag. mu ne Afrique il faut mu yeewu. si affaire bi si. loolu dafa gën a tiital africain. parce que xam na ni ñun doole bi amuñu ko. sonn na dëkk yu mag yi asuma la Afrique moo tax ñu ne Afrique nañ yeewu bu baax ça risque de devenir pire. au niveau de l'Afrique. donc il faut tamit ñun ñu gën a jël suñu matuwaay pour au moins ñu moytu doomu jàngoro bi. ok waaw mais loolu tamit ñu jël suñu matukaay docteur Sy lan moo yan matukaay la askan wi war a jël rawatina waa Khombole yi nga xam ñoom nga jàkkaarlool ma fàttali na yaa ngi jàkkaarloog Khombole TV en même temps yaa ngi jàkkaarloog site bi ñuy wax Khombole Bencene muy ñaari site yi nga xam ni ñaari organes yu nga xam ni ñu ngi jàkkaarloo ak yow Jules Souleymane nekk ci di la laaj ngay tontu yan matukaay la ñu war a jël askan wi yan matukaay la war a jël pour mën a mucc. ci feebar boobu. yan matuwaay la ñu war a jël matuwaay yu ñu war a jël moo nam mooy ñu mettre le focus sur la prévention. comme amuñu médicament. amuñu vaccin. il faut ñuy fagaru. ñu mën a au moins arrêter propagation virus nu muy demee. matuwaay mooy lan il faut nit ñi di xalaat cet bi dafa am solo ci doomu aadama. rawatina lavage des mains. c'est fondamental. parce que nuyonte yi saafonte yi xam nga Sénégal ñun dañu am habitude di nuyoo yenn nuyu di saafonte di laamisoo yooyu yëpp dañ ko war a bàyyi ba affaire bi jàll parce que doomu jàngoro bi ci fa lay jaare parce que nuyoo nit mun na ko am nuyu jox la sa loxo moom am na ko moom da la koy wàll parce que sa loxo su amee rek da nga koy jëfandikoo ko soit laal sa bët yi laal sa bakkan wala laal ko sa gémmiñ mën na la ko jox donc lu mooy faggandiku daal moom mooy prévention lavage des mains. c'est fondamental. ba pare ñu dañu interdire rassemblement yi. maanaam nit ñi dox di waxtaan ndaje yi yëpp dañ ko war a bàyyi
arrêté bi génn na. autorités yi ñu ngi ciy def seen këntu lay kàttan. pour rek ne serait-ce que pour population xam ne affaire bi du affaire caaxaan. affaire bi lu dëgg la loo xam ne dëkk yi économiquement am nañ ay problèmes dans les pays européens. aéroport yi peut-être Sénégal tëj na aéroport am xam ne loolu. metti na trop loolu yëfu caaxaan. donc il faut nit ñi bàyyi ci xel bu baax. ci doomu jàngat boobu. waaw gis nañu hôpital médecin yow ak docteur Ndiaye yéen a ngi boobu ba léegi même pas maintenant 3 jours yéen a ngi def ay séminaire di former les étudiants yi conseil local de la jeunesse yéen a ngi am benn formation boo leen defal jeunesse bi pour ñu jug ànd ak yéen ñëpp topp seen ginnaaw yéen ñi nga xam ne yéen a spécialistes yi ak tamit bonne volonté yi Khombole yi yow loolu lan nga ko gisee en tant que médecin boo xam ni yaa ngi di liggéey fii ci hôpital lan nga gisee waa Khombole si moment bi nga xam ni coronavirus bi lëmb na àdduna. mais loolu ñëpp war a jóg. ok ñëpp war a jóg kenn waratul toog amatul toogee parce que virus bi du toog moom du xaar kenn moom mu ngi def mbiram. donc nit ñi seen bopp dañu war a jóg. ok boobu dañu impliquer pratiquement tous les acteurs quand même de Khombole. koo xam ne daal am na baat fii ci Khombole. ñoom ñëpp. couche parce que keroog ba ñu doon def formation bi. pratiquement couche Khombole yëpp lañu représenté. donc cela veut dire que kenn ku nekk dafa war a jóg. kenn warul xaar kenn ne kaay ñu woo la nga ñëw bokk ci formation bi. soo déggee da nga war a ñëw. parce que loolu dafa soxal waa Khombole ba pare population Khombole pour tamit ñu gën a xam lan moo xew. dëgg au moins kenn ku nekk su ñu dee këram ci diwaanam fu mu dëkk mu sensibiliser seen waa kër xamal ne doomu jàmm bi daal sorul ci ñun. donc kenn ku nekk dafa war a fagaru bi mooy lan di xeex doomu jàngal balaa muy propagé maanaam lavage des mains. fépp koo xam ne dafa sarte na ko gars yi setal. ñu wàññi grand rassemblement yi ñu wàññi nuyoo yi. wàññi laamisoo yi. wàññi di bokk ak ay xale yi di football nañ ko bàyyi. wala di bokk ak ay kaas benn kaas ataay pour fukki nit. yëpp dañ ko war a bàyyi. parce que doomu jàngal bi sorul ci ñun. donc il faut tamit ñu moytu bu baax. waaw mais nan lay wàllee nan lay demee ci nit jóge ci nit dem ci nit ginnaaw léegi ci rabu àll la nekkoon léegi mu jóge dugg ci nit ki léegi nit ki ak nit ki la naka lay yan la ñu mën a maytu ba mbir mi du wàlli nit ñi lan la ñuy gën a mën a maytu loo xam ni c'est terre à terre loo xam ni nit ñi mën na ko maytu rapidement. waaw mais wàlle bi mooy ñaari contamination moo am. contamination directe ak contamination indirecte. direct mooy lan nit ki am na ko muy sëqat sa kanam. merci. wala mu touché sa kanam te protégé wul. deful dara. donc lii goutte respiratoire su génnee mën na la dal. su la dalee moom su dee am na feebar da la koy wàll. léegi nag pour nga bañ wàll ko. da ngay jël sa mouchoir. képp koo xam ne day sëqat. wala day tisóoli. dafa war a jël mouchoiram. teg ko ci bakkanam ak gémmiñam. ak bakkanam ak. gémmiñam gémmiñam. su ko paree da koy dugal ci poubelle. tëj ko ñu sànni ko ci mbalit. su ko amul. dafa war a jël concam nii. waaw sëqat ko nii après mën fa yem. waaw donc yooyu yëpp ay yoo xam ne ay matuwaay yoo xam ne nit ci boppam war na ko jël. mais dañuy gis nit ñi di takk ay casque rek di dem est-ce que ñan ñoo war a takk casque ak ñu ko war a takk masque yi. yi ni ko war a takk daal. mooy ñoo xam ne dañuy sëqat xam ne seen dañu xaw seen yaram ñu commencé tàng. suñu sëqat di tisooli rek nañ ko war a takk. ñu dem ci bëggatul fajukaay moo gën a wóor. beneen bi nañ ñoo koy takk aussi mooy personnel soignant yi maanaam prestataire yi. nii di faj. ñoo xam ne nekk en contact avec les malades. ñoom tamit dañ ko war a sol. waaw loolu daal moom mooy mbir mi gis na aussi tamit ci bunt bi ba ñuy dugg gis nañ ngeen teg ay paan saabu loolu tamit est-ce que waa kër yi nga xam ñu ngi jàkkaarloo suñu yaay yi. lan nga leen di wax ci loolu est-ce que. mais loolu. ban conseil nga leen jox. non conseil bu mu leen di jox mooy. fépp borom kër bu nekk. wala mère de famille bu nekk. waaw dina fexe daal. këram. mu def ci paanu ndox ak paanu madaar wala saabu. képp koo xam ne mu ngi ñëw ci kër gi. na ñëw raxasu balaa muy saafante ak nit ñi. na raxasu suy lekk balaa muy lekk na raxasu. en tout cas raxasu bi daal am solo te raxasu dafa am façon nu ñu koy raxasu aussi. très bien raxasu bi il faut ngay dugal sa ñaari baaraam. waaw soo duggee sa ñaari baaraam def nii. entre les doigts. dugal ko nii. soo paree nga def sa ginnaaw nii. def nii ginnaaw yi def nii encore ba pare wee yi aussi day def ko nii. sa kii bi. nga defaat ko nii defaat ko parce que su defee minimum ba 30 secondes. yu fi nekkoon yëpp day def paume yi nii raxas ba affaire bi yëpp dañ carrément
ok waaw il faut raxasu bi tamit il faut nit ñi xam ko bu baax. merci beaucoup monsieur Sy sa kàddu gu mujj ci li nga xam ni moom mooy parce que wax nga li nga xam ni moom moo ëmb moo tax ñu war a maytu li nga xam ni moom mooy feebar bi di coronavirus bi léegi seen programme yi ngeen war a dérouler pendant du 23 au 28 naka nga koy waxee nit ñi ñu waaj koo xaar ko parce que ginnaaw dañuy tere ab dajaloo caravane yi ñuy dégg ak yooyu naka ngeen koy waajalee ndax dañuy bañ koy dajaloo. waaw ñu ngi waajal mbir mi activités yi ñu ngi commencé ñu ngi war a démarrer incha allah dimanche lañ koy tàmbale. maanaam raxas marché bi. ok donc waa sapeur ñoom ñooy ñëw ak waa service d'hygiène ak population Xombol bi. c'est ça ñoom ñëpp dañ leen invité ñu ñëw dimanche. merci marché bi dañ koy raxas. dindi saleté bi. gars yi désinfecté ko. sapeur pompier day ñëw service d'hygiène day ñëw. donc loolu am solo la. suñu paree dimanche bi. le lundi dina am ay activités yu am caravane dina am na ay xale yu nekk Xombol dañ leen orienté former leen ñoom ñooy dérouler caravane yi. donc dañu ne quartier bu nekk jour bu nekk dina am caravane moo xam dina dem ci quartier bi. ñu def porte à porte. maanaam quartier caravane bi day dem ci yenn grand rassemblement yi. ay marché yi ay gare routière di fa joxe ay flyers xale yi dañu sol t-shirt ñuy joxe flyers ñu jàllale message yi dugg ci kër yi di jàllale message yi. ok loolu dañ koy def pendant une semaine. pour au moins ne serait-ce que nit ñi xam lu baax lan moo xew ba pare di ko moytu. kon monsieur Sy sa kàddu gu mujj ndax wax dëgg yàlla macha allah mbir mi leer na mbokki Xombol kii moo nekkoon monsieur mooy suñu invité woon monsieur Sy nga xam ni moom macha allah boobu ba léegi ñu bari ñu ngi koy seetaan ci télé bi ak ci site bi di Xombol Bénthiene xàmmee nañ ko parce que ñi jot a ñëw ci formation yi fan yi gis nañ ni mooy def présentation bi yow yu mucc ayib sa kàddu gu mujj monsieur Sy. sama kàddu gu mujj bi mooy lan il faut nit ñi xam ne feebar bi dafa am. parce que daanaka dina am ay vidéo léeg-léeg day gën a ñii dama ay feebar bi amul loolu yëfu caaxaan la de wax naa ko fi sànq dëkk yu gën a am doole fex nañ bi tëj seen lépp de def confinement boo xam ne doo génn yaa ngi sa biir kër. ñi di liggéey saa dañu ne yow soo mënee liggéey bi soo ko mënee def sa kër saa nga def ko sa kër te am na ñoo xam ne balaa ngay génn saa da ngay bind benn dañ lay xool police ñoo ñëw contrôler. ñu jox la benn note ñu ne waroo dépasser 100 mètres. donc cela veut dire que loolu c'est sérieux. donc li may wax waa Xombol nañ xam ne nañ fàggandiko moom mooy lan comme amul vaccin wax naa ko ci sànq nañ fexe daal nañ di raxas seen loxo yi. di communiquer. di sensibiliser di jox ay messages yu baax xamal ne doomu jàngoro bi am na fi nañ moytu bi mooy lan di set rek soo yeewu chaque jour soo yeewu tey nga raxas sa loxo balaa nga koy jëfandikoo ngeen wàññi rassemblement yi ngeen wàññi laamisoo yi di nuyante nañ ko bàyyi. ba affaire bi jàll daal foog naa rek moom mooy gën ci ñëpp waaw gën ci ñëpp. jërëjëf mbokk yi moo gën ci ñëpp fagaru moo gën faju docteur Sy loolu la nagoon defoon benn émission mais première émission la dina desaat yeneen yu bëree bëri yoo xam ne dinañ ko ànd ak waa hôpital incha allah du 23 au 28 fii si diwaanu Xombol ñu def ay caravane quartier bu ne dina am benn descente boo xam ne nii médecin dinañ fa wàcc wax ko population bi wax leen naka lañ war a mën a faggandikoo ba mbir mi duñu mën a dal egseegul Xombol yàlla bu mu fi egsi yàlla na yem ci nombre bii ñu wax ni 33 la yàlla nañ ko faj tey jii bu ministère de la santé bu ñu génnaatee ce soir incha allah yàlla nañu wax ni ñëpp wér nañu amin yàlla na ko yàlla def ba lépp lu nga xam ne mooy prévention yi ñu ngi koy wax nañ ko déglu te respecté ñi nga xam ni moom mooy les médecins lépp lu ñu digal nañ ko respecté kon suñu yaay yi vous êtes interpellé maanaam woo na leen ci xeex bi mooy tàmbali leen seen biir kër teg fa li nga xam ne mooy paan ak siwo def fa saabu ak eau de javel ak gel koo xam ne nii dugg si na raxasu buy génn na raxasu loolu buñ ko respecté suñu borom mën nañoo dimbali te nu respecté aussi jotaay yi yu bari yi di dajaloo bi nañ ko maytu ndax nag daw ba ngay ami tànk merci monsieur Sy jaajëf Jules Souleymane seen doom seen xarit moo leen nekkaloon ci
caméra bi ak ci micro central bi moo leen doon poser ay questions kii di monsieur Sy ak Jules Souleymane du ma leen ko présenté seen doom seen xarit jaa ngeen jëf incha allah ba ci demee incha allah ñu mën a nag àndaat ak hôpital fële ca marché ba ci lavage bu mag boobu nga xam ni marché bi nga xam ni la ñuy lekk fa lay ne suñu yaay fa la ñuy ne dajaloo ba kon war nañ koo raxas vraiment sapeur pompier dina fa ne service d'hygiène lépp lu nga xam ni matukaay la jël nañ ko ba pare incha allah dimanche woo nañ waa Xombal gépp ñu ñëw marché ci kàttanu suñu borom jaa ngeen jëf incha allah.